comme ni ma leen ko waxee rek ñu ngi nuyu ko ci nekk turam ak santam di ko ziar ñoom ñëpp di ko commencé nag sunu nuyoo bi sunu PDG Thierno Hamidou Yoroban ak sunu directrice madame Gange ñu ma ba ak sunu beneen directrice boo xam te ne jamono ji nag man mooy sama directrice préférée di Binta Sy mooy sama directrice de tous les temps di ko nuyu moom it ci weeru koor gi nag di leen ziar ñoom ñëpp di baalu ak di baal ak ñëpp di leen wax ne nag 16h15 dans votre place sur votre studio El Hadj Omar Foutiyou Tall Safina FM 98.2 comme ni ma leen ko waxee nag am nañ tey ñu génnati feneen nag waaye dinaa ci ñëw ci kanam Makoura Diagne moo nekk ci waxukaay gi nag ànd ceeg Abdoulaye Diop ak ma bàyyi ko mu présenté wu. jërëjëf Makoura Diagne jërëjëf mbokk auditeurs yi ñuy teewlu ci 98.2 ñu am mbégteeg bànneex di kat ni ki àllarba bu jot rek si suñu émission ëttu ndaw ñi comme ni ñu koy defee nag ñi ngi baalu ak ñëpp ci koor gi nga xamante ni ci la ñu dugg di masaw sama mbokk njaay ni ak siyee ni ni leen di masaw bu baax di siyaar suñu imam Thierno Hamidou Yoroban di ko ñaanal yàlla guddal fanam di nuyu ki nga xamante ni nag moo di ñu mëb gànge moom it di ko ndokkeel di ko siyaar di ko baalu ak bu baax a baax ak suñu directrice Binta Sy moom it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ñaan weeru koor gi ñu dugg nag yàlla bu mu nekk suñu mujjanteelu koor te lépp luñ ci ñaan rek yàlla nangul ñu ko xew fulal ñu ko comme ni ñu koy waxee. ok comme ni nga ko waxee nag ñu daal ci dalata ci keneen koo xamante ni nag moom it du gan ci kër gi nag waaye xam naa ne gan lay doon ci ëttu ndaw ñi muy Amath Rocky Niass Amath nuyu naa la. Makoura di nuyu Abdoulaye mi ma bokk ak plateau bi di baalu ñëpp àq ci koor gi di leen di baal àq di baalu àq aussi ki jiite kër gi di ñu ma ba gànge di baalu àq aussi képp koo xamante ni rek yaa ngi daan fi liggéey comme ni nga ko waxee kër gi du ma fi gan waaye yaakaar naa ne émission bi nii gan laa ci. voilà comme yéen a ko déggandoo nag tey nag émission bi nag xaw a nekk émission bu xaw a spécial nag ndax tey nag buñ ne ëttu ndaw ñi nag tey ñi ngi fas yéene waxtaan li nga xamante ni nii moom moo di ñàkk kaaraange buñ ne ñàkk kaaraange maanaam insécurité tubaab naan ko insécurité ñàkk kaaraange ci tali bi maanaam ci tali bi lay doon autoroute bi ba ci APH bi fan yi passé gis nañ fi accident yi nga xamante ne am na ci APH yi ba nga xamante ni ay nit jot nañ cee faatu ba ci bërki démboo Njaay gis nañ ci ku ci faatu semaine bu le passé am na ku ci faatooti ba bërki démb it amat keneen ku ci faatu ci autoroute bi ñenn ñi nag nee nañu ñàkk lamp la ñenn ñi nee nañ ñàkk mën a dawal ñenn it nee nañu ñàkk kaaraange boo xam te ni nag am na ci autoroute bi ba si yàgg ñenn ñi sax am ñu ciy yëkkati di joxoñ baaraam tuuma ne ñi yor autoroute à péage bi ñoom ñoo ci deful lamp ndax bu amoon lamp yenn accident yu ci am ba ñenn ñi sax jàpp ne nag yi nga xam te ni ñoo war a jéggi ñooy amul sécurité ba ñenn ñi nag yi di jéggi autoroute bi nga leen di moytu ba def accident ñenn it nee nañu du accident doo am mais agression dafay am agression ci naka ak nga mën a jugee ci àll ba mën a accéder ci sa tànk accéder ci autoroute à péage bi dafay doon lu yomb ba kuy romb yor scooter wala ku yoroo tànk di dox faagaagal ko wala sàkkal ko pexe dafay doon loo xam te ni dafay yomb tey loolu la ñu fas yéene teg am nañ suñu beneen invité nag xam naa mi ngi si yoon bi léegi muy egsi du ma ko présenté damay bàyyi bu mu ñëw ngeen déggal ko seen bopp moom it nag gis nañ ko mu def ci ay cris de cœur yu bëre wax ko fu nekk taxaw ci def ci ay sensibilisation wax fi nekk moo tax tey ñu ko fi dalal mais xam naa mi ngi si yoon bi soreetul mais Ablaye insécurité ci autoroute route nationale 1 route nationale 2 autoroute à péage bi tey gis nañ ne tey accident yi dafay metti fu accident amee ci autoroute rek ñàkk bakkan am na lan moo ko waral ñàkk dawal mën a dawal la wala ñàkk kaaraange bu wóor ci tali bi wala ñàkk làmp jërëjëf Makoura Diagne jërëjëf tamit ma jaajëfalaat tamit mbokk auditeurs yi tey nag li nga ko waxee thème bi ñuy waxtaanee dafa xaw a spécial tuuti parce que bu ñu xalaatee ëttu ndaw ñi dañuy xalaat société wax lu jëmee ci ndaw ñi tout mais tamit dañuy fàttali ëttu ndaw ñi nekk na émission bu waxtaan day dox ci actualité mu nekk nag accident yoo xamante ni nag xaw naa metti saa su ne bu ñu déggee ndax fan yi yaa ngi koy wax coow li bëri woon na fi lool ci accident yi nga xamante ni accident sax yàgg na fee bëri ndax chaque année lu ëpp ay 500 personnes ñoo ngi ñàkk seen bakkan at bu jot ci tali bi kon nag mu mel ne nag tey jii ba ñu laan gis bu njëkkoon dañu laan gis ay autoroute à péage ay yooyu noonu ci télévision yi ñu dem ba suñu njiit yi président Abdoulaye Wade xalaat am idée defar benn autoroute à péage fi nga xamante ni moo di Ndakaaru am yéene yóbbu ko ba Diamniadio léegi fekk ko fi nag président Macky Sall ñëw àggali ko mu nekk nag autoroute à péage bañ ko gisee ñun ñëpp àndoon nañ ci mbégte ak bànneex mu mel ne tey jii nag jamono ji autoroute à péage boobu dafa ñàkk kaaraange comme ni nga ko waxee man nag benn bi jàpp naa ni
li ko waral mooy politique boo xamante ni xawta baax parce que yaakaar naa ni lu doy ni autoroute à péage donte sax dégg naa ñu ne tubaab yi dañuy préférer autoroute bu ñu tabax duñu ci def lampe autoroute bu ñu tabax duñu ci def lampe ba tax na réew yu bëri ci boo demee seen Europe seen autoroute ay kilomètres du am lampe mais réew yooyu ñooñu ñi fay dawal dañoo respecter code de la route ñi fay dawal njublanguñu seen permis ñiy dawal ci réew yooyu permis bi ci yoon ak ci ku mën ñu jox la ku mënul duñ la jox permis yooyu ci ay sanction lañ koy teg fekkee jaaro yoon ñu sanctionné la permis à point dafa am mais bu ñu demee réew bu mel ni Sénégal ñu gis ni ku jug boo defee 2 mois wala même pas 1 mois nga am permis te sax sa dawal du leer mais dañ la jox permis ñu réew moo xamante ni respecté wuñu code de la route vitesse autoroute am na vitesse boo xamante ni war nañ faa mën a daw 60 km/h xaw ma 70 km/h lu mu bëri. léeg-léeg nga gis ñu daw lu ko ëpp sax. lu ko ëpp léegi nag fekkee dañoo nekk ci réew moomu ñu war a tabax lu mel ni autoroute à péage mu war a jël Dakar dem ba Diamniadio te xam na ni yoon bi gis nga ni muy lëndëmee et tout route nationale bi sax day lëndëm. man jàpp naa ni ak nu mën demee su fekkee booleen ko woon ci contrat bi. war nañ ko cee mën a boole. war nañoo mën a boole ay lampe ci contrat kii bi parce que dañuy gis oto boo xamante ni day daw benn patt lay dawee. waaw yaa ngi koy gis oto buy te ñooñ ñemee nañoo jaar ci autoroute bi. kuy dawee benn patt kon kooku bu ko dara dalee moom moo toj boppam. donc dama jàpp ni tamit lampe yooyu ngay wax insécurité boobu noonu ci lampe yi dañ ko waroon inclure ci li nga xamante ni mooy contrat bi dox ci diggante gouvernement ak Eiffage wala Sénac beneen cause bi tamit jàpp naa ni li ma ko waxee sànq ñàkk mën dawal gi la. respect ñàkk mën dawal gi parce que mën dawal du rek jël nga oto bi dawal taal déedéet mën dawal tamit si liir la xam nga da ngay def formation ñu defal la cours de conduite ak de conduite ak de xawma lan. code ak conduite da ngay jàng code bi soo ko mën a dem def conduite mais dafa mel ni kii ba duñ ko jàng code ba duñ ko jàng ndax dañu koy bafoué rek. dañ koy bafoué donc man ñaar yooyu jàpp naa ni ñoom ñoo waral accident yi bëri ñuy gis nii ci li nga xamante ne mooy autoroute à péage bi. voilà yéen a ko déggandoo Amath Niass Amath yow yàgg ngaa voyagé Amath nan nga gisee tali bi ci diggante chauffeur yi ñi naan accident chauffeur yi mënut a dawal ñi naan chauffeur yi autoroute bi moo leeru yow mi nga xam te yàgg ngaa voyagé nekk ci tali bi noo jàngatee loolu. ok man benn jàngat rek laa am ci yoon yi ci Sénégal man du ma wax ne autoroute kese la sax mais man damaa gis ne problème bi fi mu njëkkee mooy incivisme bu sénégalais. parce que Abdoulaye wax na ci point boobu tuuti da ngay gis ku nekk ci tali bi di dawalee nu ko neexee boo ko waxee wala nga koy jéem a laaye biir nga dégg mu naan laa tari bi appelé woo ma fi dara wala et cetera wala yu demee noonu donc man problème bi fi ma ko jàppee fi mu cosaanoo mooy incivisme sénégalais yi kon donc dañoo war a defaraat suñu jikko yi ba nga xamante ni danañ mën a dund ci askan bi dund ci tali yi te duñ lor suñu morom suñu way nekkaale yi yaakaar naa ne daal problème bi buñ ko saafara foofu noonu accident yeeg yu demee noonu ci wàllum autoroute beeg yu demee noonu mën nañ ko éviter 88 628 10 95 88 628 10 95 mooy nekk buumu jokkoo bi ngeen dugg si ñu mën a waxtaane ci kaaraange bi nekk ci tali bi chauffeur yee mënta dawal wala ñoo mënul dawal autoroute bi moo amul lampe wala kaaraange bi moo matul ndax nee nañ sax léeg-léeg parfois agression dafay am ci autoroute à péage bi waa Kër Massar Kër Mbay Fall ba ci Fass Mbao ña ngay jooy parce que defoon nañ ci marche jamono jële ñu ne leen dañuy marche ndax agression yenn heures yi boo mënatoo dox jéggi pont bi ndax autoroute bi boo seetee autoroute bi c'est vrai amul lampe mais boo xoolee lampe yi fi nga xam te ni foofu la seen guichet yi péage bi fi mu nekk rek moo am lampe su ko defee li des si tali bi yëpp amatul lampe lëndëm la ñoom nee nañ agresseurs yi defkatu ñaawtee fii fa la ñuy taxaw léegi loolu faute bi c'est à qui état bi la wala ci contrat bi la wala ci ak dëkkandoo yi la. xam nga li nga xamante ni moo di lu doy ni projet autoroute à péage ñu def ci ay milliards et milliards waruñu ko tey jii bañ ko inauguré en 2016 xam nga 2014 ba léegi yàgg na ëpp na 10 ans bañ ko inauguré léegi je crois surtout axe Pikine Dakar Pikine bi bu ñu ko kiiwee bu ñu ko contrat bu mel noonu tey jii ñuy dem en 2018 ñu ci am ay failles tu vois ñu ci am ay failles tey jii ba am ab collectif bu fi taxaw bëgg ñu revoir les contrats et tout parce que wax naa ko sànq ma ne ak nu mu mën demee ñun nous sommes pas en Europe nekkuñu France nekkuñu Belgique nekkuñu feneen donc contrat ak nu mu demee tali yi dafa war a am lampe tu vois clôturer nañ ko
damay dégg benn waaju dekk ci benn rajo DJ boobu su mu ne buñ defee clôture pël yi sàmm ñoom ñooy jël kii bi dagg ko. non parce que clôture yi dafa yomb di genre grillage kaw si lañ ci def yomb na sa loxo sa mën nga ko buddi wàccee ko teg ko fee jàll dafa yomb foofu day rejoindre li amaat wax sànq mu ne incivisme bi nga xamante ni sénégalais yi ñoo ko am loolu man foofu laa kaaro mais damay ñëw ci politique bi nga xamante ni gouvernement bi man cuune sax laa ko mën a tabbee parce que tamit dama lay tabaxal autoroute ba tey jii norme yi nga xamante ni moom laa waroon du ma ko respecté contrat boo gis dafa war a adapté ak réalité réew ma mënuñu ñëw tabaxal autoroute bu mel ni France alors que France nañuy dawalee ak Sénégal ni ñu dawee mënut a bokk donc foog ñu def loo xamante ni suñ politique yi foog ñu def loo xamante ni tey jii bu ñuy signé contrat par rapport ak benn kii ñu xool ba mu adapté wu à nos réalités ak ñun suñuy jikko Sénégal nu mu mel ñun xam nañ sénégalais autoroute bu yàggul la fi gendarmerie doon def opération di jàpp ñi ñuy jéggi ci autoroute bi tu vois ñaata passerelle la ñu romb ci autoroute bi teewul dañ koy traversé tu vois donc te passerelle yi dafa sori da nga gis yu soriantoo gis yu jegantoo dañ ko waroon a adapté ba nga xamante ni tey jii bu ñu deful lampe tamit ñu def clôture yoo xamante ni tey jii pël yi duñ ko mën a dagg di ci kii mais tamit agresseurs yi duñ ko parce que gendarmerie tamit mënu faa nekk 24 heures sur 24 donte sax am na police am na gendarmerie am na section surveillance autoroute mais duñu fa mën a nekk 24 heures sur 24 duñu mën a nekk ci pont yëpp taxaw fa di fa def ay éléments donc ñoom ñoo waroon tali yi kii lañ war lampe yi lañ ci waroon def parce que autoroute yàgg nañoo jooy na autoroute yi amul lampe section surveillance bi sax bëgg naa ñu wax ci ñu taxaw ci mais section surveillance bi damay xaar ba sunu invité ñëw mais Amath comme ni ñu ko waxee gis nañ ne tey autoroute bi chauffeur yi tey nu leen neex la ñuy dawalee ci tali bi déjà sunu tali yi ñun baaxul dangay gis tali bu daw ba si yàgg dagg nga gis tali bu nga daw ba si yàgg gis doo daan gis tali bu ci am gis ndand nu ñuy wax ndand fooy maanaam latérite nga gis tali boo xam dañuy daw ba si yàgg jékki-jékki nga gis chauffeur bi jékki-jékki rek double moromam comme ni mu ko neexee te lampe amul dara amul est-ce que loolu tey ñun tey buñ demeen tey ba xam ne ñun sunu tali amul lampe tali bi baaxul est-ce que tey ñun tolluñu foo xamante ni tey dinañ mën a dawal avec prudence. waaw wala chauffeur man dama jàpp ne wala chauffeur yi ñoom ñoo dul nekk rek. waaw foofu ñaari mbir rek laa ciy wax Abdoulaye li mu njëkk a wax léegi mooy ne autoroute bi dañ cee war a def ay lampe man gis naa ne ay lampe sax réglewul problème bi ndaxte da ngay gis ne wax nañ junj nañ ko fi léegi da ngay gis autoroute bi dañ ciy def nañ ci barrage pour empêcher nag yi wala nit ñi ñu traverser ko parce que autoroute kenn waru ko traversé mais da ngay gis dañ kiy dagg dem di ko yóbbu ferraille wala jël jumtukaay yi nga xamante ni ñoo waroon a aar way ñi nekk ci kaw autoroute bi ñu jël ko di koy càkkal pexe di koy jaay wala yu demee noonu donc loolu noonu moo doon loo xamante ni dafa njëkk a ñaaw ci askanu Sénégal dafa njëkk a ñaaw ci suñu réew ñaareel bi mooy que ne contrat wax nañ fi aussi waxum contrat man yaakaar naa ne autoroute bi saa yoo fi jaar rek yaa ngi gis da ngay dem ba mu yàgg rek ñu tegal ay panneau tu vois yoon bi dafay étroit dafay sew donc loolu noonu aussi mën naa doon lu dangereux mën naa doon loo xamante ni mën naa indil gàllankoor doomu aadama yi moo tax ma ne contrat bi est-ce que bañ koy négocier xaar nañ ba autoroute bi pare autoroute bi saa yoo rombee rek yaa ngi gis ñi ngi defar di jekki-jekkal donc loolu dafa doon loo xamante ni yaakaar naa ne xaw ma négligence suñu état yi la xaw ma daal nu mu fa demee wante lu ñu war a saafara la tey tamit dooguma la amaat gis nga contrat ñun suñu Sénégal ni ñuy signé man jàpp naa ni ñuy signé contrat maanaam contrat politique lay doon dama koy def durée bi pour juste balaa sama deuxième mandat di jeex wala balaa élection di ñëw ma mën koo campagner tu vois man keroog ba ma déggee gars yi di wax naan contrat bi wala Sénat dafa war a démissionner et tout man dama ne ñun suñu état la ñu war a waxal parce que tey jii le président Macky Sall ba mu bëggee inaugurer l'aéroport Blaise Diagne dafa renégocier contrat yi groupe Ben Ladel da leen a daax indi Turquie ba mu baax ba affaire baax mu inauguré ko donc tey jii bu fekkee gis na failles yi nga xamante ni yëpp Eiffage wala Sénac def nañ ko ci autoroute à péage bi am na ci droit renégocier contrat yi même su fekkee axe Dakar Diamniadio c'est trop tard defal ko mais à part de Diamniadio jëm Thiès parce que ñi ngi defar Ila Touba mu war koo rejoindre et tout même su fekkee yooyu ay chinois yoo koy def donc foofu changé nañ ko mais dëggante Dakar ak Diamniadio ñaata doomu aadama ñoo ci dee ba ci mujj chef d'entreprise italien moo ci mujj dee parce que lan camion bi taxaw jëlul sax triangle teg pour wane ni camion moo fi taxaw signalisation danger bi ngay teg boo paane triangle bi tegu ko léegi tey jii man jàpp naa ne tamit bu ñu amoon ay lampe peut-être tubaab bi ci génn ñàkk bakkanam dina ko gis
artiste bi ci dee léeg-léeg la nag yi la doon moytu et tout tu vois ay nag yi traverse ci autoroute à péage mel ne ku nekk campagne alors que ñi ngi fii en pleine ville loolu tamit nekk na loo xamante ni doy na waar donc contrat yi bu ñu koy négocier dañ ci war a négocier ak bañ koo def waxu politique et tout parce que tamit moom dañ ko fee fal pour muy defar de bu ko defaroo war a koo ndamoo bu ko war a koo defar tamit pour juste pour am électorat pour ñu fal ko deuxième mandat dañ koo war a def parce que dafa war a defaat 30 ans ñu la Sénat la Eiffage di fayeeku tey jii chaque fii ak 30 ans bañ inauguré affaire bi ba léegi ci 30 ans lay noppee état bi di ko versé tu vois xoolal loolu nu mu bëree ñaata xaalis la ban réew mooy nangu loolu Sénégal rek moo ko mën a nangu te aussi dogguma la te ñi nga xam te ni ñoom ñooy jël autoroute à péage bi maanaam transporteur en commun yi nee nañu tali bi dafa li ñuy fay te à péage dafa cher benn ñaarti aussi nee nañ parfois boo paanee buñ la jàppee da ngay bu su oto paane ci ko péage da ngay fay ñaari junni pour rek ñu lonk la ñoom ñu ñëw lonk la génn amaat mënul paan ci autoroute bi woo Ablaye Diop ne ko kaay jël si ma déedéet ñoom duñu nangu loolu amaat bu paanee ñoom ñoo lay ñëw jël si aussi nga fay 15000 waaw 15000 ñoom ñoo lay ñëw lonk génne la amul keneen tu la lonk léegi loolu ci lan la loolu nooteel la wala indee de colonisation moo dellusiwaat wala lan moo dellusiwaat foofu mën naa doon loolu li Ablaye wax rek foofu laay dolli dafa fekk ni suñu état yi suñu gouvernement yi ñoo war a mat am fulla ak fayda goo xamante ni duñ am complexité kii nii mi may jariñ fii kon donc bu ñëwee defaral ma lii wala nuñ ko mën a négocier rek baax na yaakaar naa ne yooyu noonu la ñu war a éviter ci Sénégal loolu noonu la ñu war a mën a éviter ci dëkk bi ak leneen tamit laay wax ba tey ci incivisme bi ndaxte tey damaa gis benn cas dama jël oto Mermoz di ñëw mais benn bus moo mbëkkante ak benn taxi ci yoon bi nga gis mu créé foofu embouteillage boo xamante ni kenn xamul lu mu toll tardel nit ñi Mermoz ak Scat Urbam rek am naa fi waxtu ak 30 minutes kon donc li may wax foofu noonu rek mooy nañu yaraat suñu bopp xam ne dara jaru ko fi xam ne lu baaxal keneen ki rek moo ma mën a baaxal te loolu noonu moo mën a jëmale suñu réew kanam kon donc nañu defaraat jikko yi defaraat xel yi xam ne Sénégal ñoo ko bokk ku nekk am fi taxawaay bu am solo ndax ñu mën a gis suñu dëkk jëm ci kanam gis nga loolu muy wax noonu dafay bëri mais concernant l'autoroute à péage bu weesoo problème yi ñu ci wax nii parce que contrat moom foog ñu gisaat ko foog tamit parce que Gérard Sénac ba mu waxee dafa ne lampe yi ñuy wax état bi signé ko woon parce que normalement ci ñi yor wàllum tabax au niveau du monde ñoom dañu ne autoroute ci yoon warul am lampe parce que vitesse bi ñu fay dawee la et tout donc dañuy bàyyi lampe oto yi di ko leeral et tout mais réew bu mel ni Sénégal nga xamante ni man mii damay def benn école de formation def kii auto école duma sax mokkal bu dëgër jël ñu jox ma oto ma yeb ci autoroute à péage kooku non seulement day gaaw a tiit li koy tiital day bëri n'est-ce pas bu gisee benn kii bu ndaw rek mën na paniquer def oto bi def tourné mu daal di daanu mu daal di accidenté dee mën na es ci kaw tali bi mën na lijjanti permis am naa benn makoro bu nekk feene donc dama koy xam ñëw jox dangam 15000 makoro jàppale ma tax ma am sama permis alors que dama nekkoon rek di fawoo oto wala du ma dawal sax su ma dawalee benn mètre laay dawal ma am sama permis yor sama lépp ñu jox ma oto kooku tamit dafay nekk loo xamante ni mën naa causer accident ci tali bi ndax bu nekkee koo xamante ni tey jii comme ni ma ko waxee moo tax foofu tamit permis foog état bi jël ci ay responsabilités yu mat sëkk wax nañ fi waxi kii autoroute permis à point ñoom góor a xuma tëb non permis à point dafa war a am ay mesures d'accompagnement patati patata wax balaa ba mu bëri gars yi teg ci suuf nee nañ d'ici juillet xam naa dinañ ko dugal jëloon nañ fi ay 10 mesures pour xeex ay accident mais ñun suñu Sénégal mooy suivi dañu am problème de suivi dinañ am bëreet waaye fort nañ lool toog génnee xalaat réfléchir ay points solution ba buñ ne lii moom buñ ko fi tegee Sénégal dina raw Chine 2025 waaye buñ ko topp tu vois yooyu yëpp day nekk loo xamante ni tey jii boole tamit jikko bi nga xamante ni moom la chauffeur yi yore parce que ñi ngi koy wax gis nga tataay ay chauffeur ancien chauffeur car rapide léegi ak yi chauffeur yi Ndiaga Ndiaye ñooñ chauffeur car rapide nga xam ni boo ko cofee sax wala nga xaw koo laal rek balaa muy wax dara dalay saaga ba pare soo ko wax li muy wax. tu vois réewande googu ñu yor bu ko dawale taximaan yi ci la ëppee sax réewande googu bu ñu ko yoree tamit bu ñu waree daw autoroute bi ñu ne la fii nii diggante bi ak bii tu dois 100 kilomètres nga war a daw. nga ne du ma daw 100 kilomètres yor naa oto bu neex yor naa oto bi damay daw 120 kilomètres. tali bi neex na boobu yow boo defee accident kal la
sa bopp yow yaa rey sa bopp du état du dara yow yaa rey sa bopp parce que nee nañ la fii 100 kilomètres nga fi war a daw fii 50 kilomètres fii 60 kilomètres nga fi war a daw heure nga weesu ko parce que lan topp nga oto bi neex na rek nga topp ci di dawal ba lor sa bopp après nag sama mbokk jóg ne waaw gouvernement bi lii wala état bi lii non foofu duñu indexé gouvernement li mu war a def wax nañ ko sànq xoolaat contrat yi ñu leeral autoroute à péage bi grillage su fekkee ay weñ la dañ koy dagg ñu def ko mur ba mu kawee ba pare def ay barbelé ci kaw kenn du fa jaar parce que tamit nekkuñu campagne nañ ko wax dee nekkuñu biir village yi ba nga xamante ni tey jii dañuy dawal oto ay nag di romb fii bu doon fii Dakar la sax doo autoroute bi fii nag bi ay nag du ci romb mais boo ko passé commencé egg ay Kër Massar et cetera jëm ci kaw foofu la nga xamante ni foofu àll la foofu da ngay gis foofu nag yi di commencé di jéggi raison de plus nag pour ñu def fa ay bañ a def barbelé di nga xamante ni gars yi mën nañ koo kupp ñu def ko ay mur waaw def ko mur aussi sécurité bi ñu gën ko yokk foofu sax waaw buñ ko defee ay mur boobaa nag yi du ñu mën a jàllati mais tamit dina tax tamit agresseurs yi du ñu mën di jéggi affaire bi di jéggi di ñëw di agresser nit ñi parce que tamit bu ñu ko bàyyee noonu agresseur am nañ doole ay ndaw lañ dañuy yéeg dañ koy jéggi te li ma la wax sànq mënuñoo def à chaque passerelle ñu def fa benn gendarme wala benn policier loolu mënul nekk dama lay jox exemple pont Dalifort bi fii nekk diggante croisement Cambérène ak Seras fi ma dëkk pont Dalifort bi début bi agresseurs yi foofu lañ doon nekk mais léegi chaque jour bis boo wàcc au delà de 21 heures boo xoolee boo fa rombee di nga gis benn agent sécurité bu taxaw ci suuf ci pont bi xaw ma nag di ngeen ko seet chaque jour léegi dina am ndax léegi fa la nit ñi agresseurs yi fa lañ daa nekk bu fekkee te ne sax loolu mënul nekk chaque pont ni ay sécurité taxaw fa mais au moins ñu def fa lampe bu ñu fa defee lampe au moins dina xaw a wàññi insécurité bi tuuti waaye aussi li nga xam te ni mooy li nga wax léegi contrat bi nga xam te ni moom moo nekk ci suñu diggante ak Sénac contrat bi ñu xoolaat ko autoroute bi dafa war a am lampe parce que munoo yow di jël sa xaalis di ko ci def di daw d'abord li nga ci def dafa cher ba pare xaalis bi du doon ci réew bi dafay génn ba pare aussi boo sa kaaraange nga jël ko di ko bafoué ndax doo jël sa xaalis di ko ci def foo xam te ni sa kaaraange da nga koy bafoué aussi loolu aussi dafa naa loolu tam foog ñu xoolaat ko 88 628 10 95 88 628 10 95 waaye man feneen fi ma bëggoon ñu taxawaat ci léegi ci diggante négligence ak insécurité dox ci diggante askan bi ak autoroute bi maanaam popul askan bi déjà gis nañu kër yi boo dee daw ci autoroute à péage da ngay gis kër yoo xam ne dañuy dem ba tiim à péage bi est-ce que tey man loolu tey est-ce que c'est sûr d'abord man loolu laa di ko parce que yow da ngay daw mën nga taxaw sax di daw sax ci péage bi di wax ak ka nekk ca biir këram dafay am ngay gis à péage ñaari kër seq ko oto bi romb ko nii est-ce que tey man loolu tey c'est sûr tey foofu sama laaj yaakaar naa ne li nga wax noonu lu am solo la man la fi ma ko jàngatee mooy que ne politique stratégique la dama yaakaar ne suñu politique stratégique boobu noonu ñii taxaw di xalaat ñoom duñ bàyyi xel ci anam yu bëri mais dafa mel ni amul ay commission technique laa ko mën a tuddee parce que da ngay gis ci kaw autoroute li nga wax noonu mu ngi ci mais tamit ci kaw autoroute nga gis ne yoon bi dafa sew parce que da ngay dem ba mu yàgg nii mu am benn sortie nga gis sax yoon bi day rétrécir waat yaakaar naa loolu aussi ku dangereux la Abdoulaye wax na ko léegi ku nekk auto école génn bees nii rek ne voilà léegi damay tester la ma xam rek tegu ci autoroute bi yu mel noonu mën na koo sonal mën na koo tiital ba musiba am ci kaw autoroute bi mu nekk loo xamante ni Makoura parce que autoroute à péage bañ koy defar am na ñoo xamante ni dañ leen a yëkkati et tout donc ñooñu noonu jege kii bi boo xoolee sax defar nañ leen barrage pour mën leen a séparer ak kii bi mais yooyu yëpp tamit man yaakaar naa ni parce que autoroute à péage nekk na loo xamante ni infrastructure bu mag la tu vois bu mag la donc suñ ko war a def dafa war a nekk boo xoolee en Europe seen autoroute à péage yi ci boo xoolee biir ville bi dara du ko agglomération bi maanaam kër yeeg yooyu doon da koy sori agglomération tout sori voilà yeneen yi nekk ci biir campagne lay nekk donc bu ñu ñëwee ba Dakar ni mu xatee bu ñuy tabax autoroute à péage war nañoo gën a yaatal tamit ba nga xamante ne nit ñi dinañ sori kii parce que xamuñu ab camion bu ngande bu tey ji dérapé woon ba mbëkk miir bi séparé kii yi ci biir kër yooyu la jëm tu vois ci biir kër yooyu jéyee kay bu doon am benn camion bu am doole bu jéyee bu saaraani woon bu mbëkkee kii bi ci biir kër yooyu la jëm donc yooyu yëpp dafa nekk tamit ay comme ni nga ko waxee stratégique étude de terrain balaa ngay tabax nga jàngaat xool affaire yi ba pare nga ne lii ak lii mais dafa mel ni fii suñu marché yi ni ñu koy joxee encore tamit ni ñu koy waxee marché yaa ma neex rek lay doon marché yaa ma neex lay doon parce que lan Eiffage Sénac France ak ñangam sangam dañuy jël rek jox leen ñu signé ñu ñëw def après
les conséquences ñun ñoo koy subir. Abdoulaye dogguma la sax mais li may yokk ci loolu lenn la. parce que da ngay gis contrat yoo xamante ni état bu Sénégal par exemple ma jël stade Léopold Sédar Senghor. da ngay gis ne chinois bi wala bailleur bi day ñëw ne la dama lay tabaxal benn infrastructure léegi en contrepartie nag dañoo waxoon ne comme ci kaw stade bi dañuy napp ci suñuy wax durant 5 ans. kon donc damaa yaakaar ne nañ yeewu ci benn côté bi. infrastructure baax na mais infrastructure aussi mu dem ba lor beneen domaine yaakaar naa ne loolu aussi amul sens amul benn njëriñ loolu avancement bi mu doon si wut yaakaar naa dellu ginnaaw la leen mujj jural. donc ñu ciy bàyyi xel bu baax. 88 628 10 95 88 628 10 95 ñuy waxtaane kaaraange ci kaw tali bi rawatina autoroute à péage bi nga xam te ni amul lampe te gis nañ ne nag accident yi ci am ñëpp ñi ciy def dañ ci ñàkk seen i bakkan buñ ci jëlewul laago boo xam te ni nag dana leen indil gàllankoor gu bëri Safina FM 98.2 mais fi ma bëgg a taxaw mooy encore une fois ñu ñëw ci li nga xam te ni moom moo di problème yi nga xam te ni moom mooy am ci kaw péage bi embouteillage d'abord à péage bi dafay am embouteillage encore te li nga wax espace bi nga xam te ni moom moo war fi nga xam te ni mooy descente bi ci mel ni ay Pikine Thiaroye ak yeneen nga xam te dafay am sortie sortie yooyu dafay ndaw te boo xoolee foofu rek mooy am lumière foofu mooy leer foofu mooy am sécurité mais sortie bi dafay ndaw da ngay gis oto yi dañuy ñëw dajaloo foofu ba dafay finalement dafay nekk bouchon bu ñëwee ba fi mel ni Cambérène ci Pikine foofu xam dafay nekk bouchon boo xam te ni te oto yëpp fa la ñuy dajaloo imaginer ñi jëm Pikine Parcelles ñëpp jël autoroute bi bu ñëwee ka foofu Pikine rek lañ mën a génnee ñi jël Pikine dem ñi jëm ci Parcelles wiiri waat ñi jëm Dalifort mais bouchon bi foofu est-ce que tey gis nañ ne sax temps yi ñu ngi koy yokk ñu ngi koy defaraat mais seen dooguma la mais seen arrangement la parce que seeni koppar mooy yokk ñoom waa Eiffage bu ñu yokkee box yi nga xamante ne moom la ñuy fay loolu seen arrangement la nekkul defuñu ko pour arranger école bi waaw mais aussi seen arrangement lay doon mais aussi tey est-ce que tey ki nga xam te ni moom mooy li ñu wax naan le client airwaa ki nga xam te moom mooy chauffeur bi dawal encore une fois est-ce que tey amul loo xam te ni tey bu ñu taxawoon tey chauffeur yi tey bu ñu jëloon tey benn décision ne tey ñun ñëpp dañuy boycotter autoroute à péage bi aussi ngir seen arrangement bopp parce que tey aussi li ñu wax ne lu mbooloo di xeex lu benn mën ñaar ko dàq ndax tey bu askan bi ñoom ñëpp tey bu ñu mbooloo woon ne tey kenn du jël APS bi tey ñu jël suñu autoroute ancien autoroute bii ci suuf ñu jël ko suuf lu mu xat ñu def nànk dinañ génn mais aussi da ngay gis tey ñoo xamante ni tey dawalu réewande la ñuy dawal ñu baal ma ci kàddu gi ci ñi ma ko sañ a wax day gis tey rang boo xam te ni dafay rafet ñëpp xam te bu ñu ko defoon ndànk tey ko ci yoon ñëpp dinañ egg à temps comme par exemple weeru koor gi nii tey 5 heures bu ñëpp jógandoo woon ñu teg autoroute bi ci ñu teg ko tali bi ndànk ñëpp rang bu rafet danañu egg ci heure mais da ngay gis tey rang bi day kii ngay jéggi benn oto bu droite rek jël piéton bi jaar gauche nga ji jékki-jékki rawatina ci taximaan yi ci ñi ma ko sañ a wax ñoom rek ñoo ñemee jàdd koñ jékki-jékki rek jàdd jël piéton bi jël à gauche daw lu mu leen neexee wala gis client rek taxaw créé nag embouteillage seen ginnaaw loolu tey est-ce que tey loolu tey tawul tey Sénégal ñu jël ay matuwaay ci loolu ba ci récemment sax gis nañu auto taximan bi nga xam te ni moom moo jël sens interdit bi ci pont bi fii pont descente moom mu jël sens interdit bi yéeg te gis nañ ne récemment tamit daaw ji xaw ma ca nawet ba auto taximan moom a taximan la encore moo jëlaat pont piéton bi pourquoi toujours les taximans man ne woon naa tey su ma toogoon tey di dal leen tey ñoom laa leen di waxal parce que gis nañ ne Sénégal oto bu ñu nee oto lii di car rapide lii di taximan ñoom ñooy représenté ka Sénégal parce que même boo demee bitim réew buñ la wanee Sénégal boo gisul car rapide gisoo taxi doo gëm ne fii Sénégal wala di ko xoolaat ko donc ñoom ñooy mandargaal Sénégal am na période indépendance laay maa ngi la doo wax ne man tey su ma nekkoon président ñii di taxi maa ne car rapide yi dañuy défilé ñu naa ma lu tax ma leen non parce que boo leen nee dinañ défilé moment boobu sax dinañ defaraat seen oto yi peinturaat oto yi au moins Sénégal rafet benn laps de temps loolu si aussi développement la bokk mais indiscipline bi dafa bëri si ñoom gis nañ ne tey embouteillage bu amee fii dinañ jàdd tous les moyens sont bons pour ñu arriver pour ñoom minute bu ñu taxaw ci embouteillage bi rek tardé nañ minute bu ñu taxaw rek tardé nañ client te amul xamuñu ne fu waaye fu sa wërsëg nekk di nga ko jël encore une fois sunu mbokk taxi est-ce que tey loolu tamit tey nekkul loo xam te ni tey ay dispositif loo xam te ni tey état Sénégal war na koo mën a jël Makora li may wax ci loolu rek ci point bi nga njëkk a soulever laay njëkk a wax ndax mooy embouteillage yi ci kaw autoroute bi ndax yaakaar naa ne képp ku jël autoroute pour gaaw la pour arriver à temps la mais nga jël autoroute ba pare di am ay embouteillage ci kaw autoroute bi yaakaar naa ne loolu noonu lu ñu waroon a mën a éviter la parce que feneen fi may accès wu tamit mooy ci li nga mujj a wax
loolu yëpp mooy li ma dooree wax rek mooy incivisme boobu noonu ñu nemmee ko Sénégal il faut li ñëpp wax rek ñu defaraat jikko yi daal fekk defaruñ ko yaakaar naa ne dundin bi dina xat lool. Deuxième partie de votre émission ëttu ndaw ñi sur la 98.2 ñu ngi seen studio El Hadj Omar Foutiyou Tall di leen ñëwaat nag di leen wax ne sax suñu émission suñu invité bi ñu doon wax waaja dalal doon ko xaar depuis sànq yegg si na muy Momo Seck borom 2STV Le Soleil yéene kaay ma bàyyi ko en attendant mu nuyoo. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di remercier maa ngi nuyu ñi ma fekk ci plateau bi maa ngi lay remercier bu baax déjà pour l'invitation c'est un geste qui me touche beaucoup maa ngi nuyu waa rajo bi yëpp ñi fi nekk maa ngi nuyu aussi seen auditeurs yi leen di déglu yëpp tous les jours. bon laay. ñu am mbégte moom dalal ko moom Momo Seck borom 2STV comme ni nga ko waxee mu fekk na nag ñuy waxtaanee li nga xamante ni mooy accident yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko fan yi ci autoroute à péage bi ba tax xamante ni jur na coow bu bëri actualité bi mën nañu wax ni moo ci nekk récemment rek un italien faatu génn na ci àdduna ñu doon waxtaan jéem nañoo nag ci première partie bi wax ci li nga xamante ni moom ko waral laal nañ li nga xamante ni mooy cause yi ko waral wax nañ insécurité bi am ci autoroute bi contrat yi nga xamante ni signé nañ ko ak kii ba autoroute bi ñàkk lampe gi ñu ci doon wax tamit ñu bëri dañ koo joxoñ baaraamu tuuma rawatina collectif bi nga xamante ni moo fi tegu ginnaaw décès bi fi tegu ngir rek aar usagers yi nga xamante ni ñoo jël autoroute à péage bi kon nag bu ñu ko dalalee moom nga xamante ni yàgg na cee def ay cri de cœur et tout dañu koy laaj rek mu wax ñu ban jàngat lay am ci autoroute à péage bi ak accident yi nga xamante ni nemmeeku nañu ko ci. waaw man bi ma si doon door a commencé wax sax xol laa doon waxee en fait j'avais pas pris réellement le temps de prendre du recul de mieux analyser plutôt la situation et d'essayer peut-être de donner des solutions amaana man awma foo xam ni awma maxaama sax joxe ci joxe solution. am na ko ñu jël ki nekk si ligne bi waaw je disais donc amaana awma maxaama sax joxe solution parce que en réalité liggéeyu autoroute du sama xam-xam contrat yi nga xam ne tamit moo lié kii di defar autoroute bi ak suñu état ñun ce qui est sûr mooy ñi nga xam ne ñoo bind contrat bi seen xam-xam màjj na ci droit si mbirum autoroute à péage ak yu demee noonu mais dama ne ñun injustice yu ñuy subir ci autoroute boo xam ne ñun ñoo fay suñu xaalis di fa daw dafa bëri sànq bi may ñëw ci yoon bi maa ngi leen di déglu wax ngeen benn fait bu important le fait que boo paanee ci autoroute bi frais yi ngay def pour mën fa génn dafa metti imaginez nga paan foofu pour ñu remorquer la il faut nga fay 15 000 francs te sa oto temps bi mu fay toog yëpp da ngay fay 2 000 francs par jour de plus alors que yow bi nga fay dugg da nga fayoon xaalis xam nga loolu c'est pas normal il est vrai aussi que yow munoo paan rek loolu tamit c'est pas normal munoo paan rek boo n'importe qui ne ko kaay nga remorquer ma ci autoroute boo xam ni la vitesse minimale c'est 110 km/h donc ça peut être très très dangereux donc 628 10 95 allo. yaa dagul mën nga insister waat 88 628 10 95 wooy yaa ngi woon ci li nga xam te ne boo paanee di nga fay 15 000 francs aussi 2 000 francs bés bu jour bu nekk boo xam te ne oto bi passé na ko foofu. waaw et par rapport à ça je disais que lii yoon mooy autoroute bi normalement boo fa paanee vu que c'est une voie à grande vitesse boo fa paanee normalement sa xel sax warul la may nga ne da ngay woo nit pour mu ñëw génne la si donc c'est à la boîte à l'entreprise responsable de venir te déplacer remorquer oto bi déplacer ko yóbbu ko ça c'est clair mais conditions yu ñu koy defee dafa metti parce que tey bu la fa madee taal bu fa dara xewee boo woowee sapeur wala nga woo gendarmerie remorque bay njëkk a ñëw parce que remorque bi dafay encaisser xaalis xam nga donc sapeur am naa sama xarit bu mu dal bu jigéen bu dara dal ko fa mu xaaju guddi en plus donc dafa woote sapeur woote gendarmerie remorque bi moo njëkk a ñëw balaa secours yi di ñëw te lu nekk mënoon na ko fekk zone bi mu nekkoon mënoon nañ ko agresser wala ay animaux fekk ko fa parce que y a pas de lumière et il faut aussi si côté lumière boobu il faut que les gens arrêtent de nous dire que en Europe wala aux États-Unis wala xawma fan que ouais les autoroutes ne sont pas éclairées on n'a pas les mêmes réalités bokkuñu oto yu ñuy dawal bokkuñu environnement bi ñu nekk bokkuñu moyens yu ñu am même techniquement rek suñu visite technique ñun ni ñu koy defee ak ñoom ni ñu koy defee bokkul donc aujourd'hui si quelqu'un vient sur Facebook te dit da nga war a ajuster ses lumières balaa ngay dugg si autoroute à péage bi mon cher kooku dafa fan lay pour moom xanaa nekkul Sénégal il faut pas que les gens viennent nous dire que en Europe les autoroutes à péage n'ont pas de lumière ci àll bi du
même bu nekkee dëgg la du yoon ñuy comparer suñu bopp ak un pays européen boo xam ne lu mu ñu rawee bu noo xam ñaata la à tous les niveaux. Donc mais aussi le problème n'est pas là sax mais fekkante ne yow booy dugg ci APA tu payes par exemple nga yor oto bu ndaw tu payes 500 francs donc 500 francs moi je me demande 500 francs c'est quoi est-ce que c'est pour assurance la wala da nga koy fay noonu pour mu dem ci seen kees ñoom ñu jël ko def ko seen gafaga wala parce que dem naa ba seen bureau Eiffage dem naa ba seen bureau ñu boole maa ki yor seen communication mais ki yor seen communication maa ngi numéro jusqu'à ce matin bi woo naa ko mooy bi ma lay message ce matin message woo naa ko en même temps mais li mu wax mooy mënuma cee wax amaguma ndigal semaine passée ba ñu njëkkee programme émission bi dem naa boobu laa dem ba ci bureau ba taxaw toog au moins ñu boolee maa ki nga xam te moom mooy secrétaire bi jox ma ki nga xam te moom mooy la communication mais jusqu'à présent su ma ko woowee parfois sax du ma jël wala parfois su ma jëlee mu ne ma non amaguma ndigal pour wax ci wala mbir boobu c'est dafa nekk mbir boo c'est un peu critique duñ ci wax wala quelque chose comme ça. nga baal ma ñoom bu ñuy communiquer je le disais la dernière fois hein, malheureusement ñoom bu ñuy communiquer ils préfèrent communiquer sur le prix de la carte. Ils préfèrent montrer des images aux gens et leur dire voilà carte bi tey boo fi rombee sa carte jeex wala nga juum dañ lay amaan wala da ngay fekk voilà foofu la ñu communiquer mais suñu sécurité ñun duñ ci communiquer conditions yi ñu fay jaaree duñ ci communiquer prix yi duñ ci communiquer non plus donc parce que man dama jàpp ne tey seen sàggante la ñoom ba ñu toogee tey jii ba ay bakkan di root benn ñaar chaque semaine presque nga dégg accident ñuy soog a wax man tax Sénégal tamit dañuy yéex a c'est que tamit leen daf may xaw a métti ci sénégalais mooy dañuy topp émotion tu vois ak autoroute bi c'est pas na ko yàlla yërëm Papis Mballo moom moo ci mujjee dee le dernier mort de ça donc xam nga moom avant moom am na ñi nga xamante ni defoon nañu si accident dee mais keroog seen réaction ça se comprend tamit parce que mënuñu fay toog tamit di wàññi benn ñaar ba 1000 ñu soog commencé di réagir loolu tamit ça se comprend mais yaakaar naa autoroute bi yàgg nañ cee wax problème lumière surtout fii nii Pikine Cambérène yàgg nañ cee wax da ngay gis yàgg nañ cee publier Facebook et surtout foofu agglomération la donc voilà nit ñi ñëw nañu foofu warul am waxee Seras dafa jege kii tout tey ji yàgg nañoo wax loolu noonu ñu léegi ñu bàyyi tey ji ba mu kii ñu soog cee waxaat donc jot na tey ji parce que sànq wax naa ko ci première partie bi ma ne ba mu bëggee aéroport Blaise Diagne pare respecter les normes dafa jël benn la del groupe dàq leen jëlaat contrat yi xoolaat jox ko ay turc ñu defar ko ba mu nice ba mu cooc mu jël arena xaw ma jox ko turc donc tey jii bu ñu toogee bañ ne autoroute à péage bi am na ay failles et tout il n'est jamais trop tard pour rectifier pour bien faire comme on dit donc war na mën a jël contrat yi ñu xoolaat ko lii ak lii wax teg na fi benn commission pour ñu xoolaat tarif yeeg yooyu noonu waaw na ko nañu topp loolu parce que bu ñu ko moywul autoroute bi accident yi dina fi di bëriwaat beneen bi tamit mooy wax nañ ko sànq mooy indiscipline chauffeur yi parce que tamit nu mu mën demee accident tamit dëgg la sax nit mi ngi ci mais tamit loxo nit mi ngi ci mais loxo nit mi ngi ci tey jii chauffeur yi gis nga autoroute à péage boo si jëlee am nga norme boo war a daw wax nga ko vitesse maximale bi 110 kilomètres minimal bi 110 kilomètres la donc dañuy gis koo xamante ni ëpp na sax 110 kilomètres surtout les chauffeurs Ndiaga Ndiaye ak Tata ay ñeme di daw parce que yow mi yor xam te yow mi xam yaa auto particulier sax yaa leen di moytu wala yow mi xam te yow yaa nekk ci sa sens di daw yow yaa leen di moytu parce que ñoom ñooy jógee fi rek ñëw jaar sa sens boo seen vigilant trop sa kaw la ñuy dal wala waaw loolu la vitesse bi ngay daw dafa am solo bon je vais l'avouer man sax su may daw si autoroute à péage bi damay daw yenn vitesse yi parce que voilà dafa tali bi dafa neex ba pare yaatu na ba pare da nga yàkkamti c'est une autoroute pour gaaw moo tax bëgg lu gaaw moo tax sinon bu fekkee yàkkamti woo da ngay jël national bi xam nga dem mais quel que soit ñun position bi ñuy am il faut que ñiy defar autoroute bi ñu xoolaat ñoom tam seen position par rapport à ñun parce que nous sommes des consommateurs et on a droit à avoir un peu de respect par rapport à lu ñuy consommer parce que dañ koy jënd quand même xaalis et cette autoroute elle coûte cher mon gars boo naree booy jógee Dakar barki dem laa jógee Dakar dem aéroport mais c'est exorbitant da nga naan nu mu demee nii ki nga yóbbu sax dala naan ñun fële demee melul noonu tu payes beaucoup moins pour distance bu gën a li da ngay jógee France dem Belgique wala nga jógee Belgique dem beneen dëkk tu payes beaucoup moins que nga jógee Dakar daw ba aéroport Diass après indiscipline sénégalais moom nañ ma baal mais il faut tamit ñu wax ko indiscipline sénégalais
fépp lay feeñ muy ci autoroute bi muy ci tali bi léegi ni bi may ñëw moo tax moom indiscipline moo tax ma tardé parce que fépp bloqué muy ci nu ñuy comporté woo suñu biir diggante nit ak nit muy si propreté hygiène ak loolu yëpp indiscipline sénégalais mu ngi fépp indiscipline sénégalais mu ngi fépp yéen a ngi wax sànq kaawu italien bi décédé yàlla ko yàlla yërëm te mu ñëw mbëkk camion bi parce que gisu ko woon parce que camion bi amul woon feu de signalisation wala boog amul woon en tout cas luy firnde ni mu ngi foofu taxaw mais camion boobu dina fa jàll bu fekkee brigade bi nekk ci autoroute bi brigade du gendarmerie bi bu fekkee camion bu rombee du xool ay faaram mais day xool est-ce que camion bi fay na wala fayul camion boobu day jàll mon cher ouais parce que bu rombee am juum ci gaar bi mu waroon fayee dugg ci beneen voie bi dañ koy amende 5000 wala xaw ma ñaata la encore bugguma di insister ci prix quoi mais bu fekkee le gendarme il est là pour ku jaawale mu jàpp la jël sa permis pour nga fay sa amende te xoolul ndax camion bi am na fa bi mu ko rombee ci ginnaaw vérifié wul est-ce que état wu camion bi war na mën a daw ci autoroute à péage bi ou pas mais camion boobu daf fay jaar. am na sax récemment koo xam te def na cri de cœur nee na dafa jël carte daal di jël carte 5000 francs bi mu jëlee carte def ci 5000 francs ñëw ba péage bi ñu ne ko péage bi jeex na. léegi péage ñu ne ko bu ñëwee fi ñuy fayee carte par carte ñu ne ko carte bi jeex na par exemple léegi ñu ne ko carte bi jeex na te moom le jour ji la jënd carte rapido 5000 francs fi ñuy fayee rapido mu ne ñu ne ko rapido bi deful 5000 francs yi c'est-à-dire duggul du coup da ngay fayaat yeneen 5000 francs ñu ne ko léegi moom il se plaint na le jour ji même la jënd rapido la ci la def 5000 francs ñu ñëw ñu ne ko 5000 francs yi duggul da ngay daggaat yeneen 5000 francs ma ne la suba di nga ñëw ñun dinañ toog xëy suba rek ñu ne ñu léegi carte rapido yi 10 000 ngay dugal par force wala doo dugal. comprendre nga. tant que ñu ngi toog di leen seetaan c'est-à-dire ces gens-là ils peuvent prendre la liberté de faire absolument tout ce qu'ils veulent. sur le dos des Sénégalais. mais Sénégalais bi moom moo war a xam ni moom c'est un client ñun bu ñuy jaar ci autoroute bi ñaanuñ leen. dañuy ñëw fay suñu xaalis et on le paye très cher donc am nañ droit revendiquer wala am benn position boo xam ni il faut que ñu taxawee ko moo tax. am na benn collectif bu bëgguma wax tamit seen tour quoi mais am na benn collectif bi ñu defee seen action bi keroog je les félicite par rapport à cela et j'encourage ay action yu mel noonu tam di gën a am parce que ñun il faut que ñu jugal suñu bopp tey normal kenn waruñu sax jugal waruñu sax xaar nit ñi duñu jugal ñun ñii di fay ñun ñoo war a jugal suñu bopp parce que ni mu ko waxee dëgg la collectif bi manifesté nañ ñaawlu contrat yeeg tout wax et tout mais gis naa ni ba tey réaction amagul côté Sénac parce que waxaguñu gis nañ fi journaliste Cheikh Yérim Niass mu ne Cheikh Yérim Seck autant pour moi mu ne ñeme na sax yóbbu ko ci kanamu tribunal yi parce que gis nañ ni li ñu def li mu wax xaalis bi nga xamante ne wax nañ ko def nañ ko ci autoroute bi defuñu ko si te tamit boo seetloo dafay nduru dëgg parce que déjà dafa manqué lampe clôture am na zone yoo xamante ni clôture ya baaxul teggi nañ ko bu baax côté sécurité bi ni ñu koy waxee bu nee gendarme bi tey jii moom lan la lay xool dafa mel ni gendarme bi tey jii état fayu ko mais Eiffage wala Sénac ñoo koy fay parce que moom li muy xool mooy ba xam est-ce que fay nañ Sénac wala fay nañ Eiffage fay nga loolu lay xool donc xoolul li nga xamante ni moo xam oto bi war naa mën a jaar ci autoroute parce que man tamit jàpp naa ni yenn camions yi sincèrement parler waruñoo jaar ci autoroute à péage yenn oto yi sax ngay wax yenn surtout camion parce que italien bi li ko rey camion bu ngande la camion bi baaxul déjà route nationale sax bu fa jaaree day paan mu war a jaar à péage war a daw jiitoo rek te des problèmes sax pour nga doubler ko war a daw ay 100 et quelques kilomètres ci camion boo xamante ni tey ji man jàpp naa ni depuis Mathusalem la ay 1970 1960 lañ defaroon camion boobu noonu Sénégal rek lay daw donc camion yooyu war nañoo xool à ce que bañ a emprunter l'autoroute à péage parce que ñoom bu ñu jaaree ci autoroute à péage jéey yu mel ni italien bi ci dee rek lay indiwaat dinañ paan duñu yor triangle de signalisation duñu yor dara dañuy daw benn 60 kilomètres heure la ñuy daw paan parce que attanuñu ko donc camions yooyu ñoom gendarme yi il doit veiller à ce que camions yi bañ a jaar ci kii bi wala ñu même su fekkee day nécessité arrêté ministériel wala décret ak nu mu mën a doon ñu def ko ngir camions yi bañ a yéeg ci autoroute à péage parce que attanuñu ko te aussi am na loo xam te ni nii aussi sénégalais foog ñu wax ko parce que li nga wax léegi wax nga ko léegi mais da nga ko romb muy Sénégal li nga xam te ci mérum émotion la ñuy dox parfois da ngay gis le décès de l'artiste Papis Mballo bi day gis semaine boobu ñëpp dañoo indexé Sénac dal ci ko autoroute à péage nga gis moment boobu noonu tout est calme péage bi tàkk benn moment ñu passé ko benn laps de temps ñu fàttewaat ko est-ce que tey tolluñu foo xam te ni sénégalais dañoo war a di topp action ba ci moment bii
ñu toll li nga xam te ni y a rien lépp tout est stable ñu topp ko ba tey di alerter ngir wax gi gën a ñaaxaat gi nga xam te ni moom moo di nguur gi damay joxe benn exemple rek avec l'étudiant bi ñu rey étudiants yi dañu ne dañuy grève fii day grève illimité la ñuy def fii ba mbir mi di leer est-ce que tey jotul koy tey nga xam te ni ñun ñi nga xam ne ñooy passe ñooy jël APH bi tey ñu def comme noonu ne dañuy boycotté wala dañ koy alerter bu illimité ba tey nguur gi wala Sénac jël ci ay matuwaay ngir mën a saafara mbir moomu xam nga paramètres yi ñooy changer quoi selon les cas yenn affaire yi il est vrai que il faut savoir mener des activités pérennes loo xam ne dafay dem dans le temps ba mbir mi faju mais tey boo jëlee kaaw autoroute à péage bi pour la plupart des gens qui le prennent man je condamne fermement tout ce qui se passe sur cette autoroute à péage là muy manque sécurité bi muy cherté bi muy absolument tout mais n'empêche dama koy jël parce que quelque part je n'ai pas le choix mënuma ko bañ a jël parce que mooy yoon bi gën a gaaw da ngay tardé ci lii wala ngay tardé ci lële wala ngay éviter embouteillage mais ça n'empêche pas qu'on puisse mener des actions yoo xam ne ce sont des actions concrètes comme opération escargot bi amoon keroog on peut mener des actions concrètes yoo xam ne pendant 24 heures par exemple ça peut faire beaucoup de mal à l'entreprise qui gère l'autoroute su boobaa dinañu jël ñun ñii ñu koy fay xaalis dinañu jël en compte dina xam ne ñun mën nañ mener action bu ko mën a perteloo ay millions yu dul jeex ci benn journée c'est ça qu'il faut qu'on essaye de faire en fait dëgg la parce que keroog tey jii bu ñu jëloon journée ñu ne tataay na xam 1000 francs la ñuy fay Njaga Njaay yeeg bis yi kii yi ñoom ñu ne tey jii ñun duñ jaar à péage est-ce que xam nga ñaata milliards yi ñàkk waaw parce que la plupart boo jël tataay ak Njaga Njaay ñoo fay jaar am na benn chauffeur Tata bu ma duggoon ci bis bi ñuy dugg mu ne 6000 francs ñu jël dagg na 88 628 10 95 suñu serveur bi tey koor gi da koo jàpp daa mel ni ki toog ay benn jas da nga xool bu baax serveur bi ñu jaar ci 88 628 10 95 88 628 10 95 ngeen mën a agsi seen émission Ëttu Ndaw ñuy waxtaanee li nga xamante ni mooy yi am ci li nga xamante ni mooy accident yi am ci autoroute à péage bi ñu ciy waxtaanee yaakaar naa dégg ngeen ñu dafiy dalal nag Momo Seck di animateur nekk ci 2STV moom tamit yàgg wax ci li nga xamante ni mooy autoroute à péage bi ak yi ci metti yëpp di ci am accident yeeg ñu koy ñaawlu et tout donc wax nañ fi nag lu bëri concernant les causes et tout mais am na côté bu ma bëggoon taxaw sànq sax jaar nañ ci et tout mooy délivrance permis foofu tamit day feeñ ci cause accident yi ko waral donc même lu ñu wax autoroute à péage lu ñu wax insécurité et tout mais tamit Sénégal mën fi dawal dafa yomb am fi permis dafa yomb permis comme 1000 francs lay jar te nee nañ ak permis yi di ñëw permis biométrique et tout 10 000 francs mën ko am ça veut dire kon day gën a accessible tu vois donc formation auto école tamit foofu war nañ coo taxaw seetlu jàngat ko ba nga li nga xamante ni du tey jii du n'importe qui rek mooy yor permis du n'importe qui mooy jaar ci kii bi. ba tey mën nga insister ci 88 628 10 95 xam naa serveur bi dafa xaw a sant Fall tey 88 628 10 95 88 628 10 95 mën ngeen insister waat waaye mais comme ni ñu ko waxee gis nañ ne tey permis am li nga xam te ni tey da ngay gis koo xam te ni laveur lay doon ci bopp koñ jékki-jékki ñu jox ko taxi muy avance arrière jékki-jékki jël taxi bi di wii di koñ mën a dem lijjanti permis ëpp ñu jox ko oto mu teg ko si tali bi mais xam nga excuse-moi baal ma excuse-moi way ñëwal est-ce que tey loolu tam tey nekkul li nga xam te ni day jur li nga xam te mooy insécurité ci tali bi mais xam nga ki nga xam ne mooy laveur oto bi nekk si benn parking di raxas et tout nous on peut pas lui en vouloir du fait qu'il veuille évoluer et que mu dem ak beneen niveau ci viwam quoi parce que pour moom tamit c'est une forme de pour dundal boppam la ak dundal njabootam peut-être ak ñu koy xaar au village mais délivrance su permis xam nga kooku noonu nekk di raxas oto bay commencer di def marche arrière ba dem ba am permis ba am taxi xam nga kooku mun na nekk nit ku responsable comme mun na nekk ku nar a réew ba dof ci tali bi man mii nga xam ne duma laveur mun naa nekk nit ku responsable comme mun naa nekk nit ku réew ci tali bi permis yi ni ñu koy joxee auto école yi ni ñu lay jàngalee c'est super important bi may ñëw léegi ci corniche bi jóge ville di ñëw dama romb benn auto école mënuma wax turam encore une fois parce que je veux pas lui faire de la mauvaise pub mais moniteur bi mooy dawal oto bi mais mu ngi au téléphone
xam nga kooku su waxee élève am ki muy jàngal bu wax téléphone du am benn sens du am benn sens donc responsabilité yi mooy comme li may wax rek c'est à tous les niveaux amul benn niveau boo xamante ni accident yi di am ci tali bi que responsabilité dégagée na fa responsabilité c'est à tous les niveaux et dina metti torop pour ñu mën a àgg fi ñu bëgg a àgg par rapport ak yooyu parce que mooy li ngeen doon wax sànq civisme daf fi amul xawma ndax liñ ko jàngalatul xale yi la ci école bi xawma ndax voilà nit ñi ñoo bëggul seen bopp daal mais aussi yëkkati nañ fa benn mbir boo xam te ni mooy li nga nag yi nga xam te ni dañuy jékki-jékki rek fàq fële rek daal di jaar ci autoroute bi bu ci ba yëkkati fi sax ne léegi est-ce que bu fekkante ne duñu éliminer li nga xam te mooy barrières yi buñ fa defee grillage gis nañ ne grillage dafay yomb dindi mais est-ce que tey wax nañ ci li nga xam te ni kuy yëkkati def ko genre mur aussi mu nekk loo xam te ni kenn du ko mën a accéder ci kaw kenn du mën a accéder est-ce que tey loolu tam bokkul ci li nga xam te ni tey Eiffage wala ñu yor autoroute bi tey waruñ cee mën a taxaw parce que ñi dëkk ay Kër Massar kay mais Eiffage ñi ngi chaque fois il se plaint ouais mais écoute mais benn affaire tam dafa ama ñu ngi naan gars yi ñooy dindi grillage yi pour seen nag yi jaar et tout mais nous on passe par l'autoroute tamit en journée il y a des endroits où il y en a vraiment pas yoo xam ni ça n'a jamais existé là-bas donc il faut pas qu'ils viennent nous dire que gars yi ñooy dindi barrières yi il faut pas qu'on leur laisse une seule seconde pour ñu fay am benn espace bu ndaw boo xam ne dañu fay am excuse bu ñuy joxee ñun voilà loolu la quoi parce que ñoom c'est l'entreprise moom loolu moom moo ko war a jël en charge moom moo war a fexe def loo xamante ni gars yi mënuñ ko dindi te li ma la wax ni zone non couverte yi zone non fermée yi moo ëpp zone fermée yi ci autoroute bi il faut le dire tamit quoi il faut pas que ñoom ils mettent tout sur le dos des borom nag wala leneen dëgg la loolu tamit man la ci tey yaafusu état bi rek laa fay joxoñ baaraam tuuma parce que tamit ay citoyens ñoom ñooy jaar ci autoroute bi ni mu ko waxee ay zone non couvert la ñoo ëpp zone yi nga xam te ne couvrir nañ li ça veut dire que donc man mën naa wax kon à partir de bu ñu jëlee prolongement bi kon tey jii ak Diamniadio ni mu mel bu ñu deful nang foofu duñ noonu lañ ko nar a bàyyi kon donc yaa fu le président Macky Sall buy jële ji ganam à l'aéroport fa lay aw donc moom gis na loolu donc yaa fuus tamit état bi la par rapport à ça donc contre Eiffage tamit dañoo war a weñ loxoom à ce que kon ñu clôturer zone non couvert yooyu noonu parce que tamit du yoon ay nag di jàll ba doomu aadama di ci ñàkk bakkanam et tout ak lu ñu mën a wax tamit comme ni mu ko waxee rek waruñu leen a may benn point boo xamante ni dinañ fa am excuse pour tamit ñu leurrer encore une fois daal jaar suñu kaw jàll na fexe ba toog ne bu mu taxaw ne yéen yëguma ko comme ni mu wax ci étudiants yi il paraît que tey bi mu gisee yenn étudiants yi ne na yu bëri ci li nga xam ne mbir mi tey yëgu ko mais tey dafa nekk loo xamante ni tey bu mu ne yëgu ko parce que chaque weer mën nañ ne mu ngi tukki AIBD dina fa jaar dina gis li fa xam te moom moo fa xew xaw ma bëccëg lay xew tukki xaw ma fajar lay tukki le président waaw mais du gis non vitesse bu muy dawee moom waaw mais évidemment du gis yaakaaruma ni bu rombee dina gis mais au moins bu déggee cool yi bu ko jëlatee il est obligé mu di génn mu xool parce que comme ni ñu wax il est obligé aussi mu génn mu xool li nga xam te ni tey moom la population bi daan nañ wax ni Senghor par guddi yenn saa yi da doon génn taal 2 chevaux moom kese di wër ci dëkk bi mais Abdoulaye Wade di xool li dox ak li mais Abdoulaye Wade sax ay temps am na ñoo xam te danaan na day jékki-jékki rek jël benn Mercedes bu daw fekk ànd ak benn motard rek wàcc ci dëkk bi da ngay jékki-jékki rek dajeek moom fenn waaw dalaan dox waaye xam nga nag liggéeyu président tamit yombul quoi xam nga ñun c'est beaucoup plus facile pour nous que ñu toog wax ko loolu et tout mais am nañ ay mais liggéeyu président moom yombul war nañoo mën a xool loolu parce que tey jii tamit ni nga ko waxee sànq du yoon tey jii ñuy bàyyi ba ay doomu aadama yu bëri ay fukk ñuy wàññi ay fukk et tout sur l'autoroute à péage ñuy soog a jóg di xoolaat contrat et tout bañ a def politique du médecin après la mort et tout day kii parce que conséquences yi mu mën a jur tamit bëri na de non seulement nit dinañ si ñàkk seen bakkan loolu mais tamit tey jii am na ñoo xamante ni découragé nañ ñemeetuñu jaar ci autoroute à péage am ñoo xamante ni dañ laan man de jaral na ma jaar Rufisque na xam ne mën naa faa def 1 heure de temps jaral na ma ko parce que autoroute à péage bi wóoru non léegi Rufisque sax li nga daan yàggee ci yoon dootoo ko yàgg parce que la plupart de oto yi ñi ngi jël léegi à péage bi waaw mais tey jii bu ñu demee ba à péage googu bëggoon gaaw tax ba nga xamante yow boo fa jaaree sa bakkan day nekk ci xottu gerte loolu tamit dootoo fa jaar te tamit ay milliards la yoo xamante ni day wàññeeku su ñun donc nekk na loo xamante ni bu ñu ko réglé non seulement solution bu définitive lay doon mais tamit dina tax tamit économie bu ñu bëggoon am ñëpp ñeme jaar ci autoroute à péage comme ni mu ko waxee pour gagner plus de temps time is money gi ñuy wax moo tax tey ji ñu damay xuloo sax des fois sama xol bi day bon du ma duggee fii nii Patte d'Oie rek bëgg a ñibbi Pikine chauffeur bi jaar ci suuf dama naan chauffeur yi nii ñoom
ils refusent la modernité noonu laa leen waxee parce que dama ne Effectivement. waruñu fay tabax autoroute à péage ñoom ñuy dem di renfé di perte carburant donc tey ji bu ñu demee nag bay jaar ci autoroute à péage boobu suñu bakkan di nekk ci xottu gerte donc jot na ñu taxaw dafa seetlu nag xoolaat naka la ñu war a mën a def parce que ñi ngi defar autoroute Ila Touba imagine toi Ila Touba bu melee ni comme bii musiba lay doon bu tamit màggal amee day doon beneen voilà, danger musiba lay doonati donc ñoom ñoo war a ñun ñoo war a xoolaat kii beneen bi tamit mooy sénégalais yi war nañoo xoolaat tamit jikko yi war nañ ko xoolaat parce que nekk ci autoroute à péage mu neex rek nu ma neex laay doubler nu ma neex laay kii du ma respecter sama voie bi ma war a aw du ma loolu tamit du yoon parce que tamit Sénégal wax nañ ko mbedd buur la tali bi tool tali buur la nu ma laa ci dawee bañ ko dalee wax ba léegi jéey yu mel nii rek kay am parce que accident bi am keroog italien bi ne chauffeur bi s'il était conscient fekkoon responsable na bu paanee war na au moins jël triangle avancer ay mètres teg ko fii boo fi daw guddi da ngay tiit waaw dëgg loo vitesse boo mënti mën c'est-à-dire boo fi doon daw 100 à l'heure donc wala 80 à l'heure du la tere da ngay tiit guddi bi xam nga la moo tax parce que oto yi di ñëw sa kanam dañ lay éblouir ils n'ont pas le choix en fait c'est pas dañ la bëgg éblouir mais ils n'ont pas le choix parce que ñoom tamit du ñu gis comme yow donc dañuy taal nga taal donc ku nekk dina éblouir moroomam loolu mun na indi mais tout et n'importe quoi genre affaire yooyu mooy indi ay yenn accident mortels yi parce que da ngay daw doo gis le principal problème il y a 2 problèmes principaux ci autoroute à péage bii nii balaa suñu responsabilité humaine ñëw ñun en tant que usager ñaari problèmes principaux mooy njëg bi dafa cher bu weesoo njëg bi mooy autoroute bi amul lumière il faut qu'on mette le point dessus il faut qu'on insiste sur ces 2 faits là cherté bi sax amaana xaw ma si man sama comme li ma wax sànq du ma expert si en économie ni quoi que ce soit xaw ma seen business plan lan la woon xaw ma nan lañ tegee waaw xam nga loolu moom waaw Abdoulaye da ko fi bàyyi xam naa wóor na ce qui est sûr mooy bu ñuy négocier seen contrat am na ay experts yu xam nga yu ko gérer quoi loolu sax moom peut-être mais le fait qu'il n'y ait pas de lumière pour moi c'est juste impensable c'est aberrant comment les gens ils roulent la nuit sur cette autoroute là c'est hyper dangereux la personne que bi ma doon yóbbu aéroport bërki dem pour mu ñibbi Canada dafa tiit pour suy dellu si waat war a jaar si autoroute bi te dafa doon toog tout le temps ci yoon bi c'est dangereux man xam naa ni c'est dangereux parce que man je l'emprunte la nuit il faut vraiment qu'on nous aide que autorité yi ñu xool nan la ñuy aider pour autoroute bi am ay lampes parce que même lampes yi fekkee dañuy wax dafa cher sax mais ñun Sénégal fii mais lampe yi bu chéré ñun dañuy fay pour jaar ci autoroute bi lu ñuy fay mu jënd na ñaata lampe ñun li ñuy fay cher na te dama koy wax solaire sax su fekkee mënuñoo jël courant énergie bii nii def ko ci mais énergie solaire mi ngi fi pourquoi pas mënuñoo jël autoroute à péage bi foofu côté yooyu yëpp day tàng naaj bi day tàng non côté péage am yëpp dafay am c'est éclairé ñu def ko ay panneaux solaires côté yi nga xam foofu ngay fayee sax c'est éclairé c'est bénéfique non fi seulement ngay fayee kay éclairé nañ ko moom parce que dañ fay fayee ko mënuñu ko bañ a ñàkk il faut ñu compter xaalis bi sànq wax naa la ma ne la nga ne ma ñu ngi yokk box yi ma ne bu ñu yokkee box de péage yi seen arrangement la kese parce que seen xaalis ay yokk rek fu mu waroon a payee 4 box ñu def fa 6 plus la rek bénéfice la donc ñoom loolu taluñu ko ñoom loolu seen yoon nekk si ñoom entreprise bi li ñuy def ngir seen xaalis mën a gën a bëri ñoom ñu ngi koy def de mais ñun tey jii la état bi seetaan ba tey jii entreprise bi deful lampe yoonam nekk si boo waxee la lay wax contrat bi amul lampe wala ñu ne la autoroute normalement warul am lampe alors que loolu ñun lay gàllankoor comme ni mu ko waxee dafa dangereux guddi ni mu ko waxee ébuli oto yi dañ lay ébuli da nga gis koo xam phare bu weex tal lay yor ngay dawal mu ne la ko tay nga boo patiné wala boo mënul kii da ngay dugg mbooy ga wala nga dal ci kawam wala nga dal ci benn camion et tout beneen bi tamit mooy sànq waxoon naa camion yi dama koy waxaat camion yi tamit war nañoo xool nañ leen di tere autoroute à péage bi parce que attanuñu ko sincèrement mënuñoo daw camion maliens yi ñuy wax ni ñooy causé accident yi à l'intérieur du pays ñoom bu ñu ñëwee bëgg a jaar ci autoroute à péage bi tamit day xaw a métti non amoon na décret bu ñu fi jëloon sax ne au-delà am na certaines heures yoo xam te ni camion duñ fi daw mais loolu dafa mel ni respecté wuñu ko camion yi tey lañ gën a mën a daw ci heure yooyu fii mosuñ fi génnee benn mesure ba respecté ko non mais évidemment waxatuma la ak un privé nekk ci péage bi di jël suñu xaalis en plus gars yi dañu yàpp li ma wax xaalis moo ko yitteel donc moom autoroute bi mu am lampe ak amul lampe yoonam nekk xam moom lan moo ko yitteel defar naa box yi jël naa tali bi goudronné ko ba jam ñaajo loolu lañ ma wax ci contrat ñëw leen fay prix yi nangam sangam bu ngeen ko mënee ngeen accepté bu ngeen ko mënul ñu xaw lu ñuy def ñu accepté ko donc nag léegi état bi moo war a jóg ne ko Eiffage xaw ma Sénac xaw ma Eiffage ne leen suñu autoroute bi na ngeen ci def ay tali parce que man tamit du ma nangu benn yoon kuy ñëw fi étranger bu fi ñëw sax dee
bien étranger bu ñu ñëwee tamit dootuñu jaar ci autoroute à péage mooy doon identité boo xam te moom la ñuy taf sénégalais bi benn point bi moom dernier point bi nga xam te ne moom laa bëgg ñu wax laata ñuy tëj mooy caméra de surveillance yi est-ce que nee nañ def nañ ci ay caméra de surveillance ñi ngi surveiller boo paane en moins de 5 minutes ñu ñëw mais aussi di ngay gis caméra de surveillance lu tax ma ni seen caméra de surveillance yi baaxul la dernière fois le jour J bi artiste bi gaañoo dafa am koo xamante ni dafa dugg dafa ni moom panne te daf panne ci APH bi 2 ou 3 fois nee na la première fois bi muy panne pneu moo crevé moom moo taal moo wàcc wekki pneu bu wàcc dem ànd xaw ma kan dem vulgarisateur defar ko ñëwaat jël ko taal ko demaat te kenn gis ko léeg-léeg les deux xaw ma les suivants nee na dafay panne dafay droite rek ñu fekk si ko cela veut dire que parfois seen caméra bi xaw ma dafay sant faal aussi quelque chose comme ça du fay demee mais aussi da ngay gis seen caméra yi sonal nga faale ni de heureusement bu duma faale non faale ni sama kaleel lañ ak ñangee ni mais aussi xam nga da ngay gis parfois seen caméra yi parfois xaw ma dégg li leen intérêt c'est ak seen intérêt rek lay génnee dafa mel ni moom moo wax na ko léegi mu ne boo woowee pompier wala nga woo kii ñoom ñooy njëkk ñëw ñoom dépannage ñoom ñooy njëkk ñëw remorque ñoom waaw dañuy encaisser xaalis donc ñoom ñooy njëkk agsi balaa donc ñoom secours bi ñëw affaire bi xam nañ li fa nekk ñoom xam nañ autoroute bi li fa nekk xam nañ insécurité bi fa nekk problème bi kay mooy li ma ko waxaa sànq laxisme suñu état yi suñu gouvernement yi la parce que tamit waruñoo leen faire plaisir à la France ba tax na tey jii chaque année ay sa population di wàññeeku te ñi fay dee ñëpp ay ndaw la ñuy doon. nga wax émergent et tout. waroon xoolal peut-être comme li ngeen di wax rek peut-être que Papis bon peut-être que c'est le yàlla na ko yàlla yërëm encore une fois peut-être que moo ci gën a siiw sax moo ci gën a célèbre parce que c'était mais ce jeune là il était tellement pétri de talent et il servait tellement à grand chose à ce pays là. Papis dafa amoon njëriñ ci domaine u cinématographie ci biir Sénégal fii. domaine audiovisuel dafa amoon njëriñ. mënoon na former ay junni xale mënoon na def tout et n'importe quoi dans son domaine parce que xam-xamam daf ci maajoon xoolal ni bakkanam demee ci autoroute bi noonu yeneen xale noonu la seen bakkan di rotee ci autoroute bi te ñu mënoon jëriñ askan wi la ñu mënoon jëriñ réew mi la donc loolu pertement la pour Sénégal donc ñun li ma wax laxisme la rek te dañ cee war a jug jël affaire bi ne ko autoroute bi zone non couverte yëpp na nga ko couvrir def ci barrage ba mu mat sëkk fi amul lampe defal ñu si lampe wax naa ko sànq ne bu ñuy signé kon nañ ko signé par rapport ak nos réalités nekkuñu France nekkuñu Europe nekkuñu Canada nekkuñu États-Unis donc nañu defal suñu ay lampe si autoroute bi mu mën a leer naññi ku fa mën a jaar guddi parce que aéroport Blaise Diagne amul ubbi 8 heures tëj minuit de 24 heures sur 24 day dem donc nit ñi 3 heures du matin 4 heures du matin 1 heure du matin ñëpp dañuy jóge foofu di ñëw autoroute bi emprunté autoroute bi di ñëw fii biir ville wala ñuy génn donc dañ ci war a def lampe ba mu mën a mat ni mu def ba aéroport bi pare bu ko defee tey jii bu ko defee renégocier affaire yi xoolaat woo gars yi wax yaakaar naa ne autoroute bi non seulement njëgi dina wàññeeku mais problème lumière bi tamit dina saafara man sax dafa amoon ñi nga xam te ni Sénégal fii man ñooñu laa xamoon tey buñ dee defar buñ dee ci wàllum defar tali maanaam tali nga xam te ni man tey ba may tam mën naa ni ba may xale ñooñu laa doon xam muy Faugerolles xaw ma ba xam il existe toujours ou pas Faugerolles waaw xaw ma nag waaw mooy bi nga xam te à l'époque de Wade Aminata Niane moo ko doon gérer si je me trompe pas mais gis nga tey ñooñu tey pourquoi pas tey ñooñu tey pourquoi ce changement soudain jële fi ñooñu coûte que coûte suñu autoroute beeg tous les chantiers ñu jël ko jox ko Sénat Jean Lefebvre Sénégal oui waaw Baaratal xam nga barki dem mu ngi prononcé wu ci affaire autoroute bi mais moom sax bon peut-être que domaine bu muy wax c'est moom il parle pas de la sécurité mais il parle plutôt du côté finance et comme je disais tout à l'heure comme que ñun moom xam nga maîtriser wuñu contrat bi xamuñu si lan la tëddee xamuñu sax réellement finance yi lan la donc man je préfère ne pas trop m'avancer là-dessus quoi mais j'arrive pas à comprendre qu'un homme comme ça un Sénégalais di jox liggéey ay milliers de Sénégalais amal njëriñ dëkk bi ñu teggi loxoom ci liggéey bu toll nii te mu mën ko te mu gënoon moins cher d'après lu mu wax moom bu ko defoon mu gënoon moins cher te gën a baax mais tey jii yan saafara ginnaaw lu ñu desee ci simili bëriwul yan saafara la ñu mën a def tey jii ngir wàññi gis nañ collectif bi taxaw di xeexal ak yelleefu usagers yi gis nañ manifestation bi ñu def te yaakaar naa ni réussiroon nañu et tout nit ñi wax nañ ci mais tey jii ban saafara la ñu mën a def ba accident yi même su fekkee sax dañul parce que comme son noonu la ni ñu ko waxee le mot accident la donc même su fekkee dañul à 100% sax mu wàññeeku tey jii risque zéro existé wul waaw risque zéro existé wul comme ni même mu wàññeeku bañ xam ne mbir mi di tey wàññeeku na par rapport ak su li ñuy xeex daal gis nañ ne am na avancement quoi. Bon man ci sama xalaat bu gàtt je pense que la première chose à faire c'est de redéfinir
yan oto ñoo fa mën jàll ak yan oto ñoo fa mënul jàll. xam nga loolu ci seen responsabilité ñoom. escadron bi fa nekk. gendarmerie wala pompiers yi fa nekk ñu nekk aux aguets pour nous. ñii di jël tali bi et pas pour waa Sénac. Et lumière, c'est super important. Il faut qu'il y ait des lumières sur cette autoroute-là. Que personne ne vienne nous dire qu'en Europe, ou aux États-Unis, ou on est au Sénégal. On est au Sénégal et on paye très cher. Te lu ñuy fayee mun nañ ko jëndee junni lamp. Parce que munoo imaginer benn box bi rek ñaata lay encaisser ci xaalis par jour. waxatuma la ak par mois imaginez mu nekk 6 box. munoo imaginer ñaata la ñu encaisser ci xaalis. Donc que personne ne vienne nous dire que autoroute bi mënuñ ko éclairer autoroute bi mën nañ ko éclairer. Si ça coûte cher aussi mën nañ ko éclairer parce que déjà tous les sous qu'ils nous prennent là ak état bi lu mu leen di fay fii léegi 30 ans ñuy exploiter suñu autoroute bi. Il faut pas qu'ils viennent nous dire que mënuñ ci def lumière. Donc man pour man déjà ñoom à leur niveau loolu la ñu war a def pour suñu sécurité ñu gën a am kaaraange. Nous à notre niveau ñun lu ñu war a def mooy ñu gën a discipliner par rapport à notre manière de conduire, par rapport au respect du code de la route, par rapport aux voitures aussi que nous conduisons parce que tamit ngay dawal oto boo xam ne wóor na ne sa écrou bi mun na génn léegi nga def accident xam nga loolu yaa tooñ sa bopp waaye Eiffage toonuñu la xaw ma Sénac. Donc à notre niveau tam ñu conscientiser suñu bopp quoi ku nekk xoolaat sa bopp commencé ko par man ma xoolaat sama bopp ni may dawalee ci autoroute bi yan conditions yi laa ci dawalee ak di sóoraale tamit nit ñi nekk sama ginnaaw ak nit ñi nekk sama kanam quoi. Ñun moom suñu côté ñun clients yi ñun loolu la ñu war a def usagers yi ñu xool suñu bopp mais ñoom li ñu war a def moo ëpp solo lool bu baax que ñun lu ñu war a def donc il faut pas que ñu fàtte point boobu il faut qu'on mette l'accent dessus. man dama koy rejoindre ci côté bi mu wax tamit ñun sénégalais war nañoo xoolaat suñu bopp et tout parce que tamit yaakaar naa ni tey jii ni ñuy wax comme ni ñu koy faral di waxee dund gi ni mu neexee. nga tayle sa bakkan ci autoroute bi ci loo xamante ni yow yaa ko war a tey yow yaa ko waroon def ba ngay def visite technique xam nga ni sa oto bi baaxul ba ngay jël ci autoroute bi xam nga ni mu ko waxee mën ngay dawal ba si yàgg sa dara génn ci oto bi mu yàqu et tout yooyu yëpp nga xam ko mais teewul yaa ngi jël sa kii kon boobu yow yaa fat sa bopp mën naa ko jàppee sa xaru donc beneen bi nag par rapport à l'entreprise ni ma ko waxee maa ngi koy waxaat état bi na jël ay responsabilités am woowaat Gérard Sénac et tout ne ko lii ak nu mu mën demee contrat la rek te contrat boo gis war nañ cee mën a waxtaanaat c'est négociable. Voilà mën nañ cee négocier autoroute bi li mu ko wax box yi dafa bëri déjà Pikine gii rek xaw ma ñaata bu ñu waxoon tey ji ñaata lay encaisser par mois. gis nga autoroute Pikine ak Thiaroye rek li ñuy encaisser boo moytuwul 5 kilomètres boo daw fay. waaw 5 kilomètres boo daw fay 5 kilomètres man ba may dem Kirène fii rek bu ñu rombee box fay avancé waat tuuti da ngay jékki-jékki ñu ne la péage dans 600 mètres mu ne waaw affaire yi tellement day gaaw tegloo loolu ñaata la ñuy encaissé donc du normal du yoon tey ñuy lay naan mënuñ ñoo defal lampe et tout nañ jël xaalis ñu defal ci ay lampe pour mu mën a saafara bu ñu ko deful nag malheureusement beneen Papis Mballo dina fi génn àdduna beneen italien dina fi ñëw génn àdduna keneen ak keneen te loolu aussi musiba la ci Sénégal defe naa nag li ñu cëraloon ci waxtu jeex na dama lay bàyyi Momo nga def sa mot de la fin rek nga tàgguwaale ak lancer sa message. waaw bon man moom sama mot de la fin mooy juste ñi nga xam ne ils se sont portés volontaires pour def benn collectif pour xeex affaire autoroute bi maa leen di encourager pour ñu gën a yokk xeex bi ba pare conscientiser tamit population bi ci danger yi nekk ci autoroute bi maa ngi ñaan yàlla bis ñëw autoroute bi am lumière am sécurité maa ngi koy ñaan yàlla ñu ko yàlla may parce que tubaab yi ma gis ñu nekk fi moom xam naa pour qu'il lâche un peu du lest moom du yomb quoi du yomb mais donc voilà nañ jéem rek ba pare ñu mel ni yéen tamit nekk fi xam nga di wax ci affaire yi pour nit ñi tam di ko dégg di si jot maa ngi ñaan yàlla ngeen gën a am bakkan seen liggéey gën a taxaw parce que vous le faites machallah très bien yéen a ngi laal fi ngeen war a laal et pour tàggatoo nag moom bon je vous remercie déjà de m'avoir invité c'est un honneur je m'y attendais vraiment pas mais c'est un honneur donc je vous remercie j'en suis très heureux maa ngi remercier tamit seen waa rajo bi yëpp ak auditeurs yi ñu doon déglu ñu ko dégg laay bëggoon naa wax tamit kii doon woote sànq bi en fait da doon bipé quoi ne crédit di woote moo xanaa Fall la sant wala doon bipé xaw ma nan la sant waaye da doon bipé daa mel ni da doon wala koor gi jàpp ko bay jaawale numéro yi ñu lay jaajëfal bu baax yow yi nga xamante ni yaay Momo Seck yow sax sekkeen nga xam naa ni koor gi xam naa la sonal tuuti man suba laay commencé woor suba ngay commencé woor
loolu bu ko sekkee waxee gëyeen yéeg ñi ngi lay déglu ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la wax li émission bi nag émission ëttu ndaw ñi la dañ fiy waxtaane lépp li nga xamante ni ça intéresse aux jeunes et tout mais tey dafa xaw a spécial tuuti ñu waxtaan ci accident parce que actualité tamit dañ ciy dox comme semaine passée ñu doon wax ci mort étudiant bi et tout donc Safina FM nii la demee programme gis nga duñu teg musique et tout parce que religion et la culture lañ jël def ko suñu loolu waaw rajo des bonnes valeurs sax la ñuy dàkkante suñu bopp parce que yar rek moo ñu yitteel moo tax ñu mettre en place tey ji benn émission ëttu ndaw ñi di ci waxtaane lépp luy soxal na kon nag bu ñu la dalalee yow tamit en tant que koo xamante ni yaa ngi wax ci télé yi ci média yi et tout donc mbégte lañ ciy àndal di la wax tamit beneen yoon te boo mënee ñëw rek boo amee sa thème mën nga woo jokkoo ak Makoro ça nous fera plaisir ñu invité la fi mu ne nii kay def naa ko sama kër waaw gis nga bàyyi tar doo xam naa ne daloon nelaw leer na ma daloon nelaw boo xëy see ñëw ñu bokkoo ko rek comme d'habitude di la jaajëfal Makoro di jaajëfal ñu bëggoon a dugg te jotuñoo dugg di leen jox dig daje ba àllarba bii di ñëw Makoro voilà comme ni nga ko déggee rek Abdoulaye Diop ñi ngi remercier waat ñëpp di remercier Momo ak ñi nga xam te ne jot nañoo bëgg a dugg muy Kenza bu Serigne Saliou Bari moom it nee na mi ngi lay nuyu moom it ak bëri na ak Arona kii mu tëri Arona Dia gars yi bëri woon na ñëw nee nañ bëggoon nañoo dugg mu ki xam te ni ligne bi moo xaw a sant Fall c'était votre émission ëttu ndaw ñi sur la 98.2 waaw Amath Rocky Niass moom it ñu ngi koy jaajëfal ci première partie bi bëri woon na ñi nga xam ne bëggoon nañu intervenir bëri nañu trop ñi nga xamante ni nag cette émission ëttu ndaw ñi nii lay demee comme ni ko Abdoulaye Diouf waxee rek dañ leen di jox dig daje ba mercredi prochain ñu ñëw nag dugg nag bi pa ñi ngi ñëwaat ci beneen émission nag dugg ci koor gi bu baax nag di remercier suñu technicienne tey bu jigéen bi nag Aïda Mbène Niass journaliste technicienne assistant Samba may nuyu ñëpp Birane Mbaye journal di nuyuwaat sama directrice bopp Binta Si maa ngi koy nuyu bu baax nag suñu madame gaa ngi mën na toogaat ba si kanama di leen jox dig daje ba mercredi prochain incha allah